jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di dalalaat bu baax ci seen édition du soir ñu koy amalee fii ci kër gi di xibaaru Bambouk comme ni ñu koy defee ay bés yu nekk ñu xool benn gan goo xam ne ci Koungheul lay dëkk waaye nekk ci benn domaine ñu daal di koy dalal waxtaan ak moom ci jëm ci domaine bi nga xam ne ci lay nekk ak ci li nga xam ne ci lay yëngu tey nag ñu ñëw ci wàllu mbiru étudiants yi rawatina étudiants yi nekk ci Thiès mais ñu gën ko spécifier ak ISEP muy Institut supérieur de l'enseignement professionnel n'est-ce pas donc ñu dala fi président Souleymane Sall moom nag ñu xamee koon depuis ba mu nekk jiite li nga xam ne mooy gouvernement scolaire fii ci lycée bi tey yàlla daf mu am bac dem Thiès di jàng nekk fa ak seen i morom étudiant waaye nekk seen i jafe-jafe yoo xam ne tey bëggoon na togg ak askan bi waxtaan ceeg ñoom balaa ñu si xuus dañ koy jox kàddu gi mu daal di def présentation Souleymane ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay Baye. salaamaaleykum wa rahmatullah. ñoo ngi nuyu mbokki Koungheul yëpp. di nuyu département bu Koungheul. di nuyu commune bu Koungheul. mais aussi di nuyu waa xibaari Bambouk yëpp di jël nuyoo bi jaarale ko ci seen président di Amadou Makhtar Sarr. di rafetlu tamit teewaay bi nga xamante ni ñoom accordé nañu ko pour ñu ñëw fii man fi passé information wala situation bi nga xamante ni moom la ñu dund. ok Souleymane tey buñ bëggee xam Souleymane mooy kan lan nga ñu mën a wax un peu ci sa jaar-jaar ak tey li nga représenté ci ISEP bi foofu ca université ci Thiès de manière générale. waaw wax ci man moom yomb na wala yombul wax ci sa bopp parce que yombul tamit mais wax li ma représenté wala ci sama jaar-jaar mën naa wax ni yomb na parce que Souleymane Sall doomu Koungheul la mën nañoo wax ne doomu Koungheul la mais aussi doomu commune bu Saly Escale la parce que foofu tamit war naa fa wax tuuti benn point doomu commune bu Saly la parce que Kër Sagar Ndiaye laa juddoo mais nag yàlla def na sama processus scolaire de CI ba terminal fii laa ko defee Koungheul maa ngi passé par El Hadji Ibrahima Ba primaire ñëw CM Koungheul commune en même après si laa ñëw lycée El Hadji Ibrahima Ba bu Koungheul ci moment boobu laa fa nekk président gouvernement scolaire bu Koungheul actuellement nii apprenant la ISEP parce que ñun tamit foofu dañuy def différence ñoom boo fa duggee dañuy def différence entre étudiant et apprenant ñoom parce que dañu institut la supérieur d'enseignement professionnel donc ci établissement boobu la ñu nekk ñun doomi Koungheul yu fa nekk xaw nañoo takku nag peut-être bu ñu gënee xuus dinañ leen jox lim bi bu ñu ñëwee ci biir ISEP man nekk ki nga xamante ni mooy vice-président ressortissant yi nga xamante ni ñoo ngi biir ISEP. kon ci biir ISEP. da ngeen faa taxawal benn kuréel goo xam ne étudiants yi wala apprenants yi fa nekk yëpp si lañ wékku daal. waaw loolu taxawal neen ko fa lu ñuy wax benn amicale des ressortissants de Koungheul à l'ISEP de Thiès loolu leen fa taxawal. est-ce que mën nga ñëw ñëwaatal bu baax ci ISEP pour que ñu gën a mën a comprendre wax nga définition bi léegi muy institut bu mu nekk mais lan moo fa nekk lan lañ fay jàng ak relation ak université parce que moo la déggee bu baax ça n'a rien à voir avec cette muy UT muy université de Thiès donc lan mooy différence bi. waaw ISEP lan mooy différence bi ak UT wala les autres universités. ISEP institut la boo xamante ni c'est un institut de formation. institut bi nga xamante ni day former des professionnels. dañuy fekk koo xamante ni. ñi jéggal ma ci peut-être terme bi bëgg lis koo xamante ni nekkul dara xamul dara benn xam la kooku leen di jël former ko mu nekk benn professionnel bi nga xamante ni homme de terrain lay doon ISEP nag am na 8 départements am na 24 filières wala métier bu mu juumulee 28 filières la am département yi tamit mën naa si citer quelques-uns mais je préfère citer département bi nga xamante ni moom laa nekk mooy bloc médiathèque laa nekk mais ñu ngi nekk département EIT département boobu mu ngi regroupé ñaari département mooy EIT ak TIC li nga xamante ni ñoom ñooy concentré ci wàllu journalisme ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci wàllu informatique man ci domaine boobu laa nekk di suivre métier bi ñuy wax développement web et mobile. gis nañ ne tamit souvent institut de formation la am na ñu naan dañ koy est-ce que institut boobu reconnaître nañ ko parce que souvent yooyu surtout université Dakar boo fa demee école de formation yu bëri na souvent dañ ne yii CAMES reconnaître na ko wala yeneen est-ce que foofu bu ngeen fa jàngee ba am fa seeni diplôme état bi dina leen reconnaître ba mun leen wutal liggéey boo xam ne di ngeen ci mën a daan seen doole. waaw institut boobu ñenn ñi nag dañoo comprendre mais institut boobu public la parce que état moom moo la fay orienté nekkul yow yaay jóg dem
de def sa lii pour def sa demande ñi jël la pour nga fay sa inscription chaque fin du mois non non. état moom moo ñuy orienté foofu. te pour ñu orienté la foofu il faut nga am sa baccalauréat. ba ñu reconnaître la au niveau campus yoon nga mën a ñëw biir ISEP institut le public loolu leen ko mën a jàppee ñun d'après li ñu wax. ok donc comme ni nga ko waxee yéen a ngi fa depuis ñaata at. actuellement nii mooy sama première année man. première année mais am na yeneen étudiants Koungheul waa yi nga fa fekk quand même. ñooñu depuis quand ñu ngi fa ak ñaata lañ si toll ci lim. waaw am na yeneen étudiants Koungheul yu fa nekk bari neen fa. lim bi bu mu juumlee mu ngi au nombre de 45 je ne sais pas 30 parce que parfois da ngay dajeeg nit. luñ jot a recensé moom. plus de 45 apprenants ñoo fa nekk. ñi permettre mooy utiliser apprenant parce que ñun loolu mooy suñu appellation entre nous apprenant. D'accord est-ce que mën nga ñëw ci conditions yi nga xam ne moom ngeen di dundee foofu parce que comme ni nga ko waxee 45 apprenants parce que souvent université avantage yi mooy dina am logement pour étudiants bokkut ak muy campus social bi bokkut ak campus pédagogique bi est-ce que ISEP am na loolu am na campus social boo xam ne par exemple étudiants yi dinañ fa mën a loger di jàng normal wala yéen da ngeen ñu obligé nekk louer seen appartement wala fenn foo xam ne fa ngeen di nekk pour mën a suivre les cours. waaw xam naa sax loolu moo gën a nekk. liiwu jataay bi ci lu jëm moo gën a nekk liiwu jataay bi ci lu jëm mën na tax ñi gën a toog fii pour waxtaanee yenn yi nga xamante ni moom la ñuy dund ñun en tant que apprenant nekk doomu Koungheul nekk foofu ci ISEP bu Thiès ISEP bu Thiès métti na mais méttiwul tamit li tax ma ne métti na d'une part ku ne jàng jógee seen kër wala jógee sa localité dem ci beneen localité ku ne jàng am na lan leen di njëkk wax lan leen njëkk wax sa bërëb bi nga xamante ni mooy nekkukaay sa nekkuwaay beneen bi lan leen di wax sa côté restauration beneen bi mooy lan moyen de transport te ku souligner 3 points yooyu xam ne 3 points yooyu ñun am nañ ci problème vraiment pour dire vrai situation yu métti la yu ñuy dund foofu ñun en tant que doomu Koungheul loolu nag moo tax ñu ne xaaral ñi jéem a waxtaan ak ñenn ñi nga xamante ni ñooy suñu autorité yàlla may leen ay ndombu tànk ñoom tamit ñi jaar ci yenn état bi ba tey ñi toll fi ñu toll bëgg nañ nga xuusal ñu bu baax ci jafe-jafe parce que tamit comme ni ñuy wax buy bu tojul du am njëriñ tey yéen étudiant Koungheul yi yan jafe-jafe ngeen di jànkonteel dëgg-dëgg ci ISEP bi foofu ñun étudiants yi Koungheul yi nekk ISEP bu Thiès di apprenant métti na jafe-jafe yu ñu fay dund métti na mais ñi permettre ma retourner tuuti rek am benn briefing bi ma war a defaat ci li nga xamante ni moom mooy ISEP bi encore ISEP boobu nekk na institut boo xamante ni nekkul biir Thiès localité am nekkul biir Thiès par exemple dañ ko génnee Thiès dem na ci koñ bu ñuy wax wala quartier bu ñuy wax Jazab par exemple 3 kilomètres de Thiès la wala boog am na ñeen ñi sax 4 kilomètres wala li ko ëpp par exemple man muy jógee Médina Fall 3 kilomètres la ci man ki nga xamante ni moom mu ngi jógee Mbour 1 wala di jógee Erzan peut-être ëpp na 3 kilomètres parce que bëgguma wax itam loo xamante ni nekkul exact day niru wax ngir wax rek mais si commune Thiès circonscription commune Thiès la bokk waaw ci commune Thiès la bokk waaw ok continue léegi ñi continuer rek ci wax yenn situation yi nga xamante ni moom la ñuy dund surtout ci côté logement bi métti na trop doon na situation bu méttee ñun ñi nga xamante ni dund neen ko métti na parce que mënu ñi orienté la ci benn institut boo xamante ni état bi ngay dem di def sa entretien jox na la benn papier boo signé ne la resuma la logement resuma la restauration ni transport tu obliges yow nga signé ko parce que on t'a déjà orienté là-bas tu as déjà payé les 90 000 loolu itam il faut ma retourner ñëwaat foofu parce que 90 000 mooy inscription bi oui à la place de suñu yeneen naataango yi di inscrit de 25 000 nous on inscrit 90 000 état rassure que assuré lu ma leen logement transport ni restauration xam nga loolu xaw na du xaw a sax mais métti na trop li nga xamante ni moom la ñuy dund foofu pour nga am logement biir ISEP biir Thiès de manière générale métti na benn chambre rek boo ko bëggee am tu seras obligé yow nga fay plus de 30 nangam mille pour benn chambre te loolu chaque fin du mois la caution bi rek lu ñu lay laaj caution de 2 ou 3 mois leen la laaj doo dugg ci benn chambre bi nga xamante ni yow apprenant de ISEP de Thiès nga te fayoo plus de 30 000 par mois laa wax de mais fekkee caution bi dañ lay laaj caution de 2 mois wala 3 am na ñooñu dañuy joxe plus de 60 000 wala 70 000 caution pour mën a toog 3 mois en même temps chaque fin du mois
da nga fay 25000 lu mu néew néew 25000. mensualité 25000 te loolu métti na pour nga am ko rek problème la. pour nga am benn chambre bu nga xamante ni yow da nga gis koo mën a fay 25000 loolu problème la. yéen foofu da ngeen dajee bokk nekk fenn wala ku nekk dafa wutal boppam nekk ak aussi ci ISEP bi da ngeen loger foofu wala yéen a ngi Thiès ngeen di jóge ngir def ay kilomètres comme ni nga ko waxee 3 à 4 kilomètres pour mën a rejoindre seen lieu bi nga xam ne fa ngeen di jàngee. waaw biir ISEP amul benn logement ISEP kenn logé wul fa. donc ñun biir Thiès leen di jógee. di jàngi biir ISEP. institut bi daal dañ ko isolé un peu de l'habitat et quoi consort quoi. waaw institut bi dañ ko isolé moom définitif ak Thiès moom sori na trop Thiès donc amul dara loo xamante ni. amul tamit ay kër yu ko wër yoo xam ne mun ngeen cee louer par exemple pour mën cee nekk. foofu daal li ma la exemple bi ma la mën a jox mu ngi mel ni bu ñuy créer lycée bu njëkk Koungheul. sori woon na dëkk bi kenn dëkkul fa kenn deful dara. noonu la mel par exemple ñun dañuy comparer suñu situation ak ñi nga xamante ni ñoo jógee Koungheul Socé di ñëw di jàng ci biir lycée El Hadji Ibrahima Ba. donc situation yooyu noonu leen fay dund. te pour ñu gën a ñëwaat sax ci affaire logement bi métti na. logement boobu am na yenn yi di nga fay 25000. te ndox ak courant du ci bokk. donc chaque fin du mois tu seras obligé yow nga fay pile de 30 nangam mille. ci ki nga xamante ni peut-être amoo benn bourse bi. pour mën a fay loolu. état bi du leen octroyer ay bourses. état octroyer nañu ay bourses mais bourses yi taxul ko kii nag. bourse de bon 20 000 certaines 20 000. demi bourse waaw demi bourse xam nga loolu boo ci fayee 25000. nar si jël restauration dara desatul foofu. sans compter le transport mais dañuy concentrer pour l'instant ci point de logement bi. di avancer jusqu'à ñi yegg ci point de transport bi et entre autres. ok comme ni nga ko waxee logement bi déjà ci li nga ci wax wane na ne jafe-jafe yi bëri na. parce que le fait que ngeen ni luyeel seen bopp di ci fay mensualité boole kaam ndax te bourse yu demee noonu donc loolu jafe-jafe la. loolu boo ci boolee comme ni nga ko wax transport bi tamit naka ngeen koy organiser da ngeen di fay dem wala da ngeen ñi dajaloo tamit te jël oto dem. waaw transport bi nuñ koy organiser. mooy am na ay car yi nga xamante ni ñoom ñooy taxaw ci lieu yi. di ñëw di ñu yóbbu mais du gratuite. c'est payant. oui c'est payant. par exemple ñun ñi nga xamante ni dañuy jógee Médina Fall. wala Kawsara wala Ngente. 100 francs leen di fay. ñeneen ñi nga xamante ni dañuy jógee ay cité ouvrière wala feneen mën nañoo fay 150. ñeneen ñi di fay 200 par exemple ki nga xamante ni day jógee Médina Fall. di dem ISEP. chaque fin du mois loolu boo ko calculer 100 francs par fin du mois bu mu juumlee 6000 francs la. 6000 francs bu fekkee juum naa ci calcul bi tamit ñi jé ok 3000 aller retour quoi moo tax aller ak retour lépp da ngay fay moo tax mu nekk 6000 francs waay calcul na nag keneen ki nga xamante ni day jógee R100 wala muy jógee cité ouvrière wala feneen kooku ñaata la war a fay chaque fin du mois te bourse am ñu ngi ko limité ci 20000 francs donc transport bi tamit nekk na li nga xamante ni métti na trop waay après transport bi aussi mën nañ ñëw ci restauration bi wala fu ngeen di loger tamit bon bu ngeen kii wala da nga am ñu leen di toggal foofu wala jafe-jafe tamit foofu la gën a wulee ñaay. waaw comme li ma wax rek 3 points yi moom nekk na points yi nga xamante ni point bu ne mën nañ taxaw fii ba suba di ci wax. du jeex. mais bu ñëwee avant ñuy yegg ci restauration bi dañuy retourner at tuuti ci côté logement bi parce que logement bi nekk na lu ñu soxal ñun doomi Koungheul yi. nekk na lu ñu soxal ba tax na. li ñu doon ñaan suñu autorités yi nga xamante ni ñoom ñoo ngi fii. buñ ñi xam naa dinañ ñëw ci li ñuy xaar ci autorité boobaa après nga mën cee yaatu. ñu recenser d'abord difficulté yi. suñ paree ñu jéem a xool naka la ñuy woowee autorité yi ku nekk dugal ci loxo. léegi bon dañuy jéem a avancer. ci transport bi. plus restauration bi pour lii. donc transport bi expliqué nañ ci chaque fin du mois amoo bourse de 20000 fay plus de 6000 chaque fin du mois. di fay chambre 25000. ndox ak courant bokkul ci. am na ñooñu am nañu sens mën nañu fay 20000 ndox ak courant bokkul ci. am na ñooñu amuñu sens boobu. te ñu nekk doomi Koungheul gis yenn situation yi nu mu demee foofu. vraiment métti na. léegi ñi ñëw ci wàllu restauration ñun ñoo yor suñu bopp. ISEP comme ni ma ko waxee dañ lay jox papier boo xamante ni yaay signé que ni. ñoom yoruñ la dara quoi. liñ la yor mooy bourse 20000 bi. concentré aussi sa njàng. loolu leen la yoral mais le reste yoruñ la ko moo tax restauration bi métti na. école dafa am ñu fay jaay. ñi nga xamante ni ñoo ngi ci bloc restauration bi xaw ma foofu. liñ fay jaay seer na seerul. mais xam nga ki nga xamante ni dëkkul ci ab dëkk. di fay location. di fay sa transport. nar ci di yendu école nag parce que emploi du temps bi 9 heures la. ba 18h30 yaa ngi école. parce que toute une journée foofu ngay yendu école doo dem fenn. 9h ba 8h30. ndekki foofu nga koy defee
añ foofu nga koy defee reer boo ñibbee sa kër yaay génneer sa xaalis sa poche dem jëndi encore reer lu moo tax restauration bi métti na te biir école par exemple le petit déjeuner bi mu ngi jar par exemple am na ñooñu 300 400 parce que ñiy jaay tolloowuñ prix ku nekk ak yow manière bi nga jaay wala li nga xamante ni boo jaay moom nga ciy génne waay le petit déj mu ngi commencé daal ci gàttal 300 francs wala 400 francs petit déj gën koo néew loolu la 400 francs repas bi par exemple dañuy obligé jëndaat même li ñu ndekkee woon petit déj bi obligé jëndaat même mburu donc ñun dañoo pat instant loolu leen mën a wax dañoo pat bi moom la ñu ndekkee moom la ñuy añee te moom la ñuy reeree tamit donc moom lu ñu ndekkee moom la ñuy obligé jëndaat comme añ parce que amul ku fay jaay comme ay ceebu jën yeeg ñoom comme plat Sénégal yu neex yooyu mooy loolu donc bu ñu tënkee daal mooy yéen apprenant yi nga xam ne Koungheul ngeen dëkk nekk ci ISEP bu Thiès yéen a yor seen bopp foofu waaw loolu leen mën a wax ñun ñoo yor suñu bopp foofu nga xamante ni moom mooy ISEP parce que boo jëlee doomu aadama buy jàng ci bërëb jógee ci bërëb dem ci beneen bërëb te passé ay étapes di admis ay étapes di am ay diplôme ñu orienté la ci benn bërëb bi nga xamante ni yow yaa obligé yor sa bopp lekk yor sa bopp naan yor sa bopp logement yor sa bopp transport mën nañoo wax ne kooku moom moo yor boppam ci bërëb boobu noonu mu nekk loolu dinañ ci teg suñu baaraam parce que comme ni nga ko waxee naam vous êtes apprenant là-bas mais am na yeneen étudiants yoo xam ne ñu ngi ci université de Thiès te foofu ñu ngi yor seen amicale di bénéficier wu ci subvention bi nga xam ne d'abord mairie bi mu ngi koy joxe mais aussi conseil départemental yéen seen diggante ak étudiants yooyu est-ce que mun nga ñu see dikkal parce que bu ñu déggee sa kàddu day mel ne yéen comme yàlla ak yàlla jegelante woo leen sax. waaw bu ma mënee wax loolu laay wax. parce que ñun ak ñoom presque amuñu benn relation. au début nag mën nañoo wax am nañ relation mais au fond. da ngay sentir que ni. am na séparation de corps bu am foofu. pourtant ñoom seen amicale bi dañ ko tuddee des étudiants maanaam ressortissants de Koungheul yi nekk Thiès ce sont des étudiants de manière générale même bu fekkee apprenant mais on peut vous considérer comme des étudiants parce que am ngeen seen bac. da ngeen ndax ñoom dañ leen impliqué wu ci amicale wala yéen a préféré vous mettre à l'écart pour doxal seen i mbir bopp. li ma moment yi ma fi fekkee man moom laay wax li passé nag du ma ci ñëw parce que xaw ma ci dara. mais li nga xamante ni moom laa fekkee. man en tant que Souleymane Sall. yàgg participer ci activité comme activité de développement et entre autres. li ma fekkee man maa imposé sama bopp. pour intégrer amicale bi nga xamante ni moom la wax amicale départementale. te bi ma intégré amicale bi tamit. def naa le tout pour samay morom intégrer amicale boobu. mais gis nañ ne. ni mu war a fonctionner ba ñun ñi nga xamante ñooy apprenant ISEP de Thiès sentiruñ ci seen bopp lu tax sentiruñ seen bopp situation mën na génn ñun bu may mën naa la wax ne situation boobu luñ ciy xam mooy somme bi foofu nag dinaa ñëw def fa taxaw seetlu def fa benn taxaw tuuti mooy am na benn situation bu jot a génn man en tant que Souleymane ma jot a wax ci lu jëm ci wàllu situation bi pour ñi leeral li jëm ci wàllu situation boobu xawoon na indi benn bruit entre man ak ñoom. xanaa bokkoo ci bureau bi. ci bureau bi laa bokk parce que ñoom dañ noon man maa chargé seen communication. ginnaaw bu ma imposé ba intégré sam bopp foofu noonu. dañ ne man maa chargé seen communication ak relation extérieure. donc ma profité tudd turu président boobu di Kalidou. tegaloon ko ay quelques pistes yi nga xamante ne mën nañoo dem pour wax ak certaines autorités malheureusement pistes yooyu. mën naa wax ni peut-être intéressé na ko wala intéressé ko wala amul temps pour suivre piste yooyu c'est pourquoi ñun ñu sentir benn séparation de corps te lu tax séparation de corps boobu tamit am mooy ñun bokkuñu ak ñoom ñun duñ am fête duñ am vacances amuñ fête amuñ vacances formation d'accéléré leen di def. da ngeen koy enchaîner. waay ñaata at la. 2 ans d'accélération leen def mais bu ñuy xool calendrier bi. vraiment da koy ëpp. day ëpp 2 ans yi wala soit am na ñenn ñi mën nañoo am sax du mat 2 ans. parce que ça dépend ci métier yu ngay suivre. tout à fait xam nga bu ñu demee ci loolu day mel ni séparation de corps am na le moment ñoom ñu ñuy am fête ñun moment boobu amuñ fête. le moment bi nga xamante ni ñoom mën nañoo am fu ñu loger ñun moment boobu amuñ ko. parce que mënuñu jógee. cité ouvrière ñun loo ci biir cité ouvrière di ñëw ISEP donc transport bi dina métti ci ñun transport bi ngay njëkk xalaat di fay 200 aller 200 retour donc loolu ñun mënuñ ko. est-ce que mus ngeen toog yéen waa ISEP toog ak bureau bi toog ak le président en personne ngeen expliquer ko seen jafe-jafe bu fekkee am na yan solution la ci def wala jéemu ci dara. waaw loolu am na 2 fois ndax xaw ma 3 parce que mos nañu woote réunion 2 ou 3 fois. non 2 fois laa fekkee réunion yi. te première fois bi laaj naa leen ndax. yéen seen amicale bi
ci nan lay fonctionner. amicale bi bu ngeen ko taxawalee léegi lan la def. pour taxaw ñi nga xamante ni ñoom ñooy étudiants yi wala apprenants yi. donc liñ ma wax mooy bon ñun fi ñu fekkoon amicale bi fii leen ko fekk fii leen ko bëgg a yóbbu. parce que ñoom nee neen am na ñuñ taxaw. mais man moment boobu noonu fekkul ma fa. donc du ma mën a nier loolu. mais li nga xamante ni man moom laa mën a wax. mooy taxaw bi des na suñ diggante ak ñoom bu fekkee ni conseil département dina génne benn budget boo xamante ni ça concerne les apprenants de ok wala étudiants yi nga xamante ni ñoo nekk Thiès. part bi ni mu war a kii demeewul noonu. vraiment loolu moo tax ñi sentir que ñun ñi war nañoo taxaw def benn seetlu. pour xamal suñu autorités yi mais aussi xamal askanu Koungheul. ne ñi nga xamante ni ñoo nekk ci ISEP bu Thiès ak ñi nga xamante ni ñoo nekk UT. am nañ benn différence. entre ñun nag ay xarit leen entre ñun ay frères leen ay doomi Koungheul leen. mais bu ñu ñëwee ku nekk ci li nga xamante ni ci domaine boobu ngay suivre. am na foofu am neen fa quelque. mën ne wax ne am neen fa ay quelques réeróo wala lii loolu laa mën a wax parce que ñun ñëpp ay xarit leen ay frère leen mais bu ñu ñëwee ci lu jëm ci côté institut yi am neen fa benn kii bés ñu ngi moté woo réunion maa ngi doon wax ne neen bàyyi di wax neen def séparation naan ay ñii ISEP leen nekk ñii lii bu ñu xasee ba ñëw fii ay doomi Koungheul leen même nit bu fi nekkee sax nekk ci CM wala primaire wala lycée ñun ñëpp ay doomi Koungheul leen parce que Koungheul mooy ñor bu ñu xasee ñëw fii ñun ñëpp benn leen mais dem neen ba gis ne loolu xaw na indi kii surtout bu ma duggee ci domaine xaalis bi am na ñu ma jotoon a attaqué sax ci groupe bi parce que damaa waxoon affaire yi war na leer plus de 400 nangam mille fan la dugg nen ñi ñëw expliquer ñi am na ñoo jot neen ko gisee neneen ba xawoon na indi quelque coow mais heureusement man damaa jëlaat samay propre responsabilité jokkoo ak président wax ak moom ne ko lii ak lii moo tax ma wax waxuma pour ŋaññi la wala genre mais ku jiite tamit il faut nga nangu yenn yi parce que man am naa droit poser des questions yéen lan ngeen pare pour def ko parce que jusqu'à présent may wax ak yéen bu fekkee ne amicale boobu existé na mosul def journée d'intégration pour taxawu ñi nga xamante ni ñoom ñooy apprenants yi man peut-être c'est eu la chance moom président Khalidou moom bu may ñëw di def sama entretien bi à l'ISEP de Thiès néegam laa fanaan damay wax dëgg quoi néegam laa fanaan def naa fa 2 jours nekk néegam ñi waxtaan ci ay affaire mu ne ma boo ñëwee dineen gën a waxtaan mais peut-être avec moom emploi du temps wala ñoom seen manière de fonctionnement ak man sama engagement ak sama détermination peut-être engagement bi ëpp na ba xaj na lu ma leen imposer moo ëpp ba ñoom mënuñu gisee yenn yi comme il faut mais daal li ñu mën a wax foofu mooy séparation am na fa pour buñ ko ñemee wax quoi ñi wax ko léegi comme ni nga ko waxee buñ la sukkandikoo say kàddu bépp avantage boo xam ne amicale bi mu ngi koy jagleel doomu Koungheul yi nekk Thiès di fa jàng yéen gisoo leen seen bopp da ngeen fas yéene taxawal yéen ci seen ISEP bopp seen kuréelu bopp boo xam ne di ngeen réclamer autonomie mais aussi mën a bénéficier ci appui bi nga xam ne autorité départementale yu Koungheul dañ koy def wala da ngeen ñuy des di wéy di xeex bañ forcer intégration bi ci biir amicale boobu nekk foofu. bon man ak samay ñooñ di laa wax. buñ ñi déglee te ñu nangul ñi dañuy def séparation de corps lan moo tax ñi di ko def. école bi nga xamante ni institut bi nga xamante ni nekk nga fa. institut boobu amul fête. institut boobu amul fête. amul vacances amul dara même tamxarit bon même julli korité sax 3 jours leen lay may avant pendant après même julli tabaski nga xamante ni ñu Sénégal fii événement bu mag sama mbokki tukulóor di ko wax julli Maodo xam nga boobu sax du passé 4 jours leen lay may ñun ISEP 4 jours mënoo comparer institut boobu ak établissement bi nga xamante ni ñoom mën nañoo wax ne année bi liñ ciy jàng bari na wala bariwul te dineen am vacances de 3 ou 4 mois ñun moment bi nga xamante ni ISEP moom lay tijji wala di accueillir ces nouveaux bacheliers peut-être ñee ñoom démarré buñ wala démarré nañ depuis xam nga loolu bu ñu defar séparation dina gën a métti si ñun parce que à tout instant dañuy basé wu ko situation buñ joxe pour amicale ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kii bu Thiès la te alors que moment bi nga xamante ni ñun moom la ñu ittiwoo somme boobu noonu wala ndimbal boobu noonu nga xam mën nañ ko wax ndimbal mais pour man obligation la ci sa doom sa doom nekk ci gox génn fa dem ci beneen gox te lenn yóbbul ko fa lu dul sàkku xam-xam te xam-xam boobu noonu muy sàkku dara taxul mu di ko sàkku lu dul bu ko amee retourné ci fi nga xamante ni moom mooy localité am servir localité am gis neen ci ay nit ñu bëri mën naa citer ki nga xamante ni moom laa toog ak ni di Cheikh Ibrahima Baytop mën naa citer ki nga xamante ni moo jàkkaarloog ñun si nekk suñ technicien bi fii tey nga xamante ni moom élément ISEP la journalisme lay suivre kooku tey dafa retourné fii ñëw di servir encore Koungheul ñan ñoo ko formé
institut supérieur d'enseignement professionnel donc professionnalisme bu ñu incarné moom am na foofu kenn mënul fa dugg génn te génneewu ak xam-xam amul te boo fay génnee métier ngay génneel bokkul ak ki nga xamante ni bon waxuma ko nag pour classe wala genre mais dama ko wax pour réalité yi nga xamante ni moo am ñaari at leen lay former te ñaari at yooyu boo génnee di nga génn ak sa métier di nga génn ak sa diplôme te amaan nga possibilité continuer ci université yi amaan nga yow tamit possibilité bu la neexee ber sa daara boobu ubbi sa entreprise donc xam nga ne formation boobu bokkul ak ki nga xamante ni dafa nekk ci beneen établissement mën nga def 5 ans ci benn université boo xamante ni yaa ngi sa 2e année wala 3e année bokkul ok donc fas yéene ngeen def lépp luy démarche pour am au moins benn reconnaissance juridique pour mën a samp seen kuréel goo xam ne comme ni nga ko waxee dina xeex ngir seen àq ak seen yelleef yéen doomu Koungheul yi nekk foofu ci ISEP bu Thiès. waaw loolu pare neen ko. engagement boobu noonu am neen ko. te incha allahu rabi dineen ci dem ak ñi nga xamante ni ñoom leen ci war a dem ak mais aussi dineen jaar fi nga xamante ni moom leen war a jaar. mais aussi di profiter rek di wax ne ñun ak beneen institut bi amuñ daraay problème parce que ñun ñëpp doomi Koungheul mais jot na nag ñun tamit. ñi nga xam ñi taxawal suñu amicalu bopp parce que cette année ñu ngi am plus de 43 élèves bu ma 43 apprenants bu ma jumlee te incha allah dina am ñu ngi fa orienté encore te ñooñu noonu ñoo gën a tax sax ñun ñi profité tey pour mën leen a accueillir parce que au début métti woon na man peut-être mën naa wax ne sama situation métti woon na benn côté wala méttiwul benn côté parce que moment bi may dem alhamdulilah sama entretien def naa ko sans problème sama logement bi ma retourné métti na méttiwul mais xam nga ku ñëw ne sa logement méttiwul en tant que apprenant wala étudiant ne méttiwul peut-être da nga koy wax ngir daral xel wala ngir bëlëfe mais métti na donc ñun bëgguñ situation boobu noonu wax dëgg suñuy rakk yi nga xamante ni ñoom ñoo ngi ci su point bi nga xamante ni war nañ leen orienté foofu mu dal leen d'accord léegi lan ngeen di xaar ci autorité parce que comme ni nga ko waxee ndimbal gi nga xam ne war ngeen koo jot ci seen i mbokk étudiant parce que comme ni ñu ko waxee yàgg nañ ci amical xam nañ ne buñ joxee kuréel gu mag gi moom dafa war a fexe ba étudiants yi nekk ci région bi nekk ci université bi en quelque sorte wala région bi nga xam ne moo polarisé université bi ñëpp mën a bénéficier même bu dee ticket wala xaalis wala logement wala restauration lu mu mënta doon ñu bénéficier mais bu ñu sukkandikoo sa kàddu loolu yëpp amul tey ban message nga mën a lancer ak yan attente ngay xaar ci autorités yi nekk fii ci département bu Koungheul ngir ñu ñëw jàppale leen ndax da ngeen bëgg ñu tabaxal leen ay logement wala ñu jàppale leen ci location bi lan ngeen soxla ak lan ngeen di xaar ci autorités yi nekk ci département bu Koungheul. autorités yi nga xamante ni ñoo ngi ci département bu Koungheul. ci li ñuy xaar ci ñoom bari na. vraiment pour ñu wax dëgg rek li ñuy xaar ci ñoom bari na. gis neen nag seen i effort. gis neen seen liggéey bi nga xamante ni ñoom amal neen ko département bi. rawatina ci lu jëm ci wàllu njàng mi ak njàngale mi. gis neen taxaw buñ ci def. loolu moo gën a tax ñu ne nen waxtaan ak suñuy autorité dafa leen part ci suñu situation bi ngir ñoom tamit ñi man ñi taxaw te taxaw boobu noonu ñu ngi leen di wax ne ñi dimbale ñi ci suñu appartement parce que ñi jéggal ma ci yeneen kii yu ma nar a cité bu ñu jëlee waa Tamba am neen fa seen appartement bu ñu jëlee waa Risatol am neen fa seen appartement maanaam ñu jógee Tamba étudiants yi dëkk Tamba ñëw di jàngee foofu am nañ seen autorité wutal nañ leen fa appartement te ñooñu am na ñi nga xamante ni ñoo ngi biir université ñoo ngi biir UT te ñoom seen amical boobu assuré na seen i apprenants yi nga xamante ni ñoo ngi biir ISEP assuré seen apprenants yi nga xamante ni ñoo ngi biir UT donc amical boobu assuré na les deux peut-être ñun suñu amical bi mën naa wax ne assuré wul ko à 100% même bu fekkee ni moo ngi def ay effort assuré wul comme ni mu ko waroon assuré loolu moo tax ñu ne autorité bu ñu mënee ñi dimbale ñi ci appartement parce que bu ma demee Thiès di fa suivre études yu yàggul mais yàlla suturaal na ma ba miin naa terrain bi lu tax ma miin terrain bi mooy parce que mënuma dund benn situation bu métti xam ne suba am na samay rakk yu ñëw wala samay morom yu ñëw may seetaan ñiy dund situation boobu te mën a def quelques efforts pour ñoom duñ ko dund moo tax ma wàcc ci terrain bi dem si ñi nga xamante ni ñoom ñooy yor wàllu logement ISEP ñun suñu moromi apprenant leen tamit mais ñoom dañoo jël engagement kullu fu appartement nekk te seerul ñoom ñu jëm jëli ko ñëw wax ñi ne ñu am neen appartement tel lii ak lii lay génne te appartement yooyu am na appartement yi nga xamante ni dañu am 4 chambres am salle am na ñooñu dañuy am 4 chambres simple wala chambre ak salle de bain te ndox ak courant lépp day bokk ci biir te du sori ISEP day nekk soit biir Diazap wala soit mu nekk biir Midina Fall wala mu nekk Kawsara te du ñu sonal ñun loolu moo tax ñu ne autorité bu ñu jàppale
ci benn ñaata lañ koy louer mensuellement wala annuellement wala amagoo prix. bon prix yi nag mën na nekk mu varier quoi parce que ça dépend ci appartement yi ngay am. par exemple mën nga am appartement boo xamante ni nekkul étage nekkul dara appartement simple lay doon nii. donc boobu mën nañoo wax ne pour yow nga dugg fa rek dañ naan la boo ñu joxee 200 nangam mille. ñu jox la après appartement bi chaque fin du mois. chaque fin du mois 200 000. ok 3 chambres wala 4. 3 chambres wala 4 chambres. am na ñooñu tamit mën nañ la wax boo ñu joxee 150 000. ñu jox la appartement bi. parce que pour man lu tax ñi war a am appartement moo gën a nekk moins cher si ñun ñëpp. ñun doomi Koungheul yëpp bu ñu booloo. nekk benn. ñi am suñu autorité ñi dimbale seen doom yi nga xamante ne ñu ngi ci yoonu dem sàkku xam-xam. ñi dimbale ñi ci somme boo xamante ni chaque fin du mois. ñun même bu ko complétul ñun lu des dinañ ko mën a compléter ci suñuy poche bopp. loolu moo ñu gënal bu ñu amee appartement boo xamante ni dina am 4 chambres. am waañ. dinañu arranger. ba ñun dinañ mën a fay te loolu lan moo tax mu di ñu arranger tey suba am na kuy ñëw. war a def entretien. kooku bu ñëwee du am jiixi jaaxa fan laa war a dem. dem nekk ñun ñoo koy jël. teg ko ci piste yi bu ñëwee. ñi dalale ko mu noppalu xëy ñi ànd ak moom. yóbbu ko ISEP mu def entretien yendu dallu wër dëkk bi xam lii ak lii mooy réalité yi mën a retourner dem préparer ji. te plus que. at yii di kii plus que après naa biir ISEP di gën a bari. parce que ñoom daaw bu mu jumlee. nee newoon 10 leen ndax xaw ma 12. donc bëriwuloon ndax xaw ma ay quelque. cette année encore nombre bi ñëw na ba 43. xam nga bon l'année prochaine mën nañoo wax ne mën nañoo am 60 wala li ko ëpp. donc bëgg nañu appartement daal ci côté boobu. ndax jot ngeen rencontre yenn autorité parce que comme ni nga ko waxee yaa maire yaa ngi fi. aussi y'a le président du conseil départemental à part ñooñu tamit am na yenn autorités yu si mel ni ministre yeeg DG ndax jot ngaa rencontré ñenn bu fekkee amagul lan ngeen di xaar parce que jamono ji comme ni nga ko waxee naam ñu ngi woon fii si élection yi mais dellu nañ. mais mun ngeen fixer rendez-vous moo xam Dakar moo xam bu ñëwee fii pour ngeen toog a ñoom wax leen seen soxla pour que ñoom ñu jëm see def dara. waaw loolu pare neen ko. pour ñu wax nag mos nañoo rencontrer benn autorité pour wax ko li jëm ci suñu situation. mën naa wax ne am na ñenn ñi nga xamante ni moment ñoom bi ñuy nekk fii. ma nekkuma fi. position na leen quelques questions. ci lu jëm ci loolu ne leen. korité bi ñëw moon korité si. li ma leen waxoon mooy en tant que vice président. bi nga xamante ni moom moo nekk ISEP bu ci biir amicale bi. mais aussi nekk président commission sociale bu ISEP bu Thiès. loolu itam c'est à souligner. donc. foofu am neen fa suñu groupe bi nga xamante ni moom mooy collectif des délégués. donc foofu moom am na yenn. nga continuer rek par rapport ak rencontre yi nga xam ne fas yéene ngeen ko amal autorités yi nekk fii ci département bu Koungheul li nga ci dem wax nga continuer ko. waaw ok rencontre yi pare neen pour amal ko ak autorité yëpp. mais li ma doon ci wax mooy am na ñi fi jotoon a ñëw ci korité bi man aw moon sens ñëw parce que aw moon fête pour mën a ñëw. parce que foofu tamit comme ni ma ko expliqué fête amul. vacances amul ñi nga xamante ni korité waxoon naa leen. ñi jéem a dem rencontrer quelques autorités. waxoon neen nag gisante neen ak monsieur le maire Badou Ly. nee neen waxoon na leen après dina leen revenir. peut-être avec emploi du temps bu chargé ak yooyu noonu comme ñoom dañuy occuper tellement que peut-être da koo fàtte loolu moo tax revenir wu leen. mais ñun luñ paree actuellement mooy dem ci ki nga xamante ni mooy monsieur le maire Badou Ly. bu ñu jógee foofu pare neen pour dem ci présidente de la présidente conseil départemental Sosi Diop bu ñu paree foofu pare neen gis itam ki nga xamante ni mooy icône Koungheul di Assane Diop pare neen tamit rencontre ak ministre Mayacine Camara moom mi nga xamante gis neen li nga xamante ni moom lay def ci étudiants yi bu ñu paree ci loolu tamit pare neen pour dem rencontre honorable député Fanta Sall mais aussi moom mi nga xamante ni tamit neen ko wax Fanta social comme nu koy gars yi woowee Fanta social pare neen rencontre ak moom pare neen tamit rencontre ñi nga xamante ni mooy les autres ku ci mel ni El Hadj Mor Dieng pare neen pour rencontre ak kullu homme politique bi nga xamante ni moo ngi fii pour département bi rek ñun pare neen pour dem ci moom comme commencé naa cité am na ñooñu boo cité wul te mu demee neneen te fii dafa xaw a kii pare neen pour rencontrer ki nga xamante ni tamit mooy Yaya Sow pare neen pour rencontrer ki nga xam mooy maire Ribo wala maire Ida Mouride ñooñu pare neen pour parce que département bu Koungheul yëpp
guddi yi ñu toll amul benn commune bi nga xamante ni amul représentant fële ci ISEP bu Thiès. loolu moo tax pare neen tamit ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy comme ku ci mel ni El Hadj Gueye coordonnateur Babacar Ndiaye. ñooñu ñëpp pare neen pour rencontrer leen. ak yeneen ak bépp bonne volonté bi nga xamante ni moo ngi biir Koungheul rek pare neen pour rencontrer leen. pour nga jàppale ñi ci li nga xamante ni moom mooy situation bi ñuy dund fële ca ISEP bu Thiès. ok jërëjëf Souleymane ñu ngi si cëppaandoo émission bi jox la kàddu gi rek bu fekkee am na lu ñu ci bëgg a yokk wala message bi nga ci bëgg a dolli balaa ñuy tëj émission bi. waaw kanaa message bi mu ci bëgg a dolli rek mooy ñi retourné tuuti ma am li ma wax mooy ku ne jàng wax dëkkinuwaay ku ne jàng wax nekkinuwaay ku ne jàng wax stabilité ku ne jàng wax ak dal ki ne jàng wax ak benn moyen de finance bi ku wax jàng wax xel mu dal mënoo nekk ci jàng ànd ak stress mënoo nekk di jàng di manqué xaalis ñenn ñi nag dañ naan booy jàng doo am xaalis mais non non c'est totalement faux man loolu laa wax tant que yaa ngi am dara loo xamante ni mën nga ko suturloo sa xel dina gën a dal di nga gën a mën a concentré tamit ci sa njàng donc loolu moo taxoon ñi ñëw fii tey di remercier ñëpp nag di remercier suñu président bi nga xamante ni moom mooy Assane Sow il n'est pas là mais di remercier ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñu chargé de communication comme Ndeye Awa di remercier aussi éléments yi nga xamante ni ànd neen ak ñun ñëw fii nii ci biir xibaari Bambouck mais aussi di remercier kullu doomu Koungheul bi nga xamante ni yaa ngi Thiès waa de manière générale yaa ngi ISEP bu Thiès di remercier tamit waa xibaari Bambouck. jërëjëf Souleymane donc mbégte lañ amoon tamit dalal la fii ci kër gi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek fépp fu doomu Koungheul nekk ñu yaatal la ba li nga xam ne bëgg nga ko yeggee askan bi nga daal di koy yeggee donc di profité ci sa wax tamit di lancer message wala appel autorité yëpp ñu ñëw dooleel leen parce que comme ni nga ko waxee yéen ay ambassadeur de Koungheul ngeen ci ISEP bu Thiès bi foofu te comme ni nga ko waxee ëllëg lu ngeen mënti doon da ngeen di ñëw jëriñ li nga xam ne mooy département bu Koungheul wala commune yu mënta nekk fii ci département bu Koungheul yëpp donc ñu ngi ñaan autorité yëpp ñu prêter leen oreille attentive ci jafe-jafe yi nga xam ne yéen a ngi koy dund waaye ñu mën leen ci indi saafara ba bu ngeen fa delloo wala bu seen ñiy rakk amee bac ba ñëw fa tamit ñu mën a nekk ci condition yu baax yoo xam ne buñ fa jógee dinañ mën a jàng normal waaye xam-xam bi nga xam ne soxla nañ ko fa tamit dinañ ko mën a am donc mbokk yi lii lañ leen indiloon tey ci seen édition du soir ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox dig daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf